Medina Cheikh, Medina Cheikh. tey fii ci Rufisque ci quartier Sokabek fekk nañu fi booloo bu takku jóge fu nekk ci Sénégal pour ñëw fekkee tournée nationale bu Seydi Mouhamed El Cheikh di def weer bu nekk ci atum 2019 bi. góor ak jigéen mag ak ndaw taxawu nañu di way laa ilaaha illallah pour dalal seen xalifa bu mag bi. Seydi Mouhamed El Cheikh bi mu yegsee fekk na fi xalifaam ak taalibeem yépp taxaw di ko teextu pour dalal ko. mu gis mbégte ak cofeel buy jóge ci moom ak ci taalibe yi saa yu ñu gisante. tournée nationale 2019 nekk na benn ci mission yu Seydi Mouhamed El Cheikh yi. ginnaaw bi mu ko defee ci weerum janvier ca Dakar tey wax nañu tournée bi kan ak lan moo ko waral. asalaamaaleykum Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di kontaan loolu dalal la fii si Rufisque ñu ngi gis ne nekk ñu ngi ba tey si tournée nationale 2019 ñu gis ne nekk yaa ngi ñëw fii nii sur Rufisque ñu la doon laaj tey jii tey gis neen lumière beeg mbooloo beeg yëpp aussi tamit ñu gis ne tamit bi nga ñëwee woon mois passé ci Dakar mbooloo meeg yëpp daal ñu la doon laaj tey lan nga ñëw indil. asalaamaaleykum waa Medina Cheikh TV ñi ngi leen di ziyaare bu baax di ziyaare itam mbokku Rufisque yu ñu fekk si yëpp di ci jiital alxalifa Cheikh Moustapha Kane di wax rek comme ni ngeen ko gisee muy accueil bi nga xam ni daayiratul iman bu Rufisque ak ñi nga xam ni suñu ay sympathisants lañu réservé nañu ko du ñu def lu dul rek di ci kontaan ni ma ko waxee woon aussi ni benn vision bi ma ci am mooy vision wu bi ma amoon ca Dakar suñu xasee ba jóg Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif moo ñu yëkkati suñuy dox mission am la ñuy dox mission Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif nag bu ñu ko waxee xaqiqa bi yëpp lumière a tax ñuy wax ndax tariqa Tijani ya ci lumière lañ ko xam kon su fekkente ni yéen seen bopp mën ngeen seede lumière bi kon loolu sant yàlla lay doon ndax tariqa Tijani ya suñu ko waxee rek xel yëpp ci leer la war a dellu muy ci leeru salaatul fatiha ak ci leeru jawharatul kamal képp kuy doxe tariqa tijaniya ci xaqiqa yooyu ngay doxe kon nag ñun ci xaqiqa boobu la ñuy doxe boole ci ndigalal Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif kon bu ñu ñëwee gis accueil bi ñu réservel dañuy sant waa daayiratul iman bu Rufisque ak ñi nga xam ni ñëpp taxaw nañ ci ba ñu gis ni daal lii ngeen teg seen bët nekk na loo xam ne lu rafet la ci image yu islam lu rafet la ci image yu tariqa tijaniya. ñu gis ne saa su nekk mbooloo bi dañuy gën di bari. Cheikh mooy sunu secret ci domaine yëpp ci domaine u shahada ak ci domaine u xayb waaw mbooloo nag ni ko Cheikh Al Hadji Malick daan waxee rek bu fekkente ni mbooloo qualité la moo gën quantité bi rek yàlla dogal na nag tariqa tijaniya mbooloo mu ci revendiquer bokk bi nga ciy bokk rek fekk na nga bokk ci qualité yi te qualité yi mooy ñi nga xam ni yàlla tànn na leen ba noppi lii aussi ni ma ko faral di waxee ci jamono ju nekk ni nuyoo la waaw li war a ñëw dëgg-dëgg ba tegoogu ci waaw ndax mission bi du mission tey mission ëllëg la diggante 2019 ba 2075 benn bu ca nekk am nañu ca taxawaay buñ ca war a taxaw am nañ ca xaqiqa boo xam ne war nañ ko ca jàngale am nañ ca secret yuñ ca war a leeral te benn bu ca nekk buy ñëw ñi nga xam ne ñoo koy déglu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani moo leen di indi Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani dafa nu dénk mission bi mais ñiy assister ci mission bi moom moo leen di tànnaat indi leen ñu assister waaw kon fii lépp lu nu gis rek nuyoo la mais dëgg-dëgg mbooloo mi sax teggu leen ko bët waaw ndax nag dafa am ñaari mbooloo mooy mbooloo ma ngeen di gis ci shahada ak mbooloo ma nga xam ni gisu leen te ña nga ca xayb waaw te ñun bu ñuy génn ñaar ñëpp ñoo ni accompagner waaw
ñii dañuy taxawee ñu gis leen nii comme ni nitu shahada di gisee nit ci zahir, ñii taxawee ci xayb borom basira yi mën leen teg bët di leen gis waaw. moom daal pour gàttal wax ji mooy lépp lu wër mbooloo mi ak mbooloo mi seen bopp leer moo leen wër, leer gi leen couronné mooy borom mantu bu rouge bi di Mawlana Cheikh Ahmad Tijani. parce que présence spirituelle am ak présence physique am yëpp jamono ju nekk ñun moom la ñuy àndal, moo ñu may fit, moo tax ñu mën a dox mission universelle bi mu ñu dénk. Seydi Mouhamed El Cheikh nekk na benn missionnaire boo xam ne ni dajale ngir jàngale tarixa Tijaaniya moo ko tax a jóg. bëgg ngeen xam aussi tamit lan mooy tournée nationale exactement. tournée nationale ni ma ko waxee woon dès le début tey bu ngeen seetloo kenn ku nekk domaine ba mu nekk mi ngi tourné. gis nga ñii ci seen domaine yi nga xam ni ci beneen côté la ñu féete ñi ngi def seen tournée. ñeneen ñi am beneen mission beneen message bu ñu war a véhiculer ñoom it ñi ngi def seen tournée. tournée nationale bu ñu ko waxee ñun ci côté tariqa bi maanaam ci suñu côté mooy dem ci gox-goxaat yi dem ci région yi lal malaanu Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif. xam nga ni ma ko faral di waxee Cheikh dafa nëbbatuwul Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani bi mu indee malaanam daf ka lal fees ñëpp teg ci seen bët nit ñi di adhéré mu dem ba quelques années mu dem ba ñu jël tariqa bi delloo ko ci mbiri mag. daan nga dégg jeunes yi bu ñu waxee ñu ni tariqa Tijaan paa yi rek ñoo fa nekk wala nga dem ba gis jeune bu bëggee dem wasifa sax ñu ni nga gis xale yi di la tooñ ni yow yaa ngi mel ni paa di dem ci malaanu wasifa. léegi aussi il faut ak ni nga xam ne tey jii jeunesse bi crise des valeurs mi ngi ci monde shahada ñëpp teg nañ ci seen bët. ñu bari ñi ngi soxla jeunesse bi pour yóbbu leen ci seen i foo, ñii soxla leen pour yóbbu leen ci seen i meeting, ñii soxla leen pour yóbbu leen ci yeneen domaine. ñun nag ñun dañu soxla jeunesse bi pour yóbbu leen ci yàlla, yóbbu leen ci yonent bi, yóbbu leen ci Mawlana Cheikh Ahmad Tijani. moo tax amul benn nit bu ma mën a reprocher tournée nationale. parce que tey même ñii ngay gis ci domaine politique jeunesse bi la ñu soxla. xam nga lu ñuy doy jeunesse bi mooy yóbbu leen seen meeting ñoom pour jeunesse bi sànni leen i carte. jaral na leen wër Sénégal, jaral na leen dugg ci àll bi, jaral na leen fanaan duñu nelaw. bu dégg ngeen ko ci jamono élection la ñu ne jaral na leen lu ne. waaye léegi nag ndegam ñooñu la ko jaral te ñooñu àddunaa leen ñor suma la ak ñun ñi bëgg àdduna ak àllaaxira. ñi bëgg àdduna wuti jeunesse bi jaral na leen fanaan ci àll, jaral na leen du nu lekk du nu naan, jaral na leen lu nu mën lu nekk rek loo xam ne dana tax tey jeunesse bi ànd ak ñoom ñu lancé leen message boobu. te ñooñu nee nañu àdduna la ñuy wut. léegi nag ñun ñi nga xam ne dañuy wut àdduna ak àllaaxira ñu ni ñun dañu war a dem rek tëdd di xaar jeunesse bi ñu ñëw fekk ñu suñu néeg. yonent bi deful woon noonu. yonent bi ko yàlla di sampuloo diine dem na ba xare am mu taxaw sahaaba yi taxaw ñuy xare. xam nga lan noonu doon xare pour baatu laa ilaha illallahu jëm kaw, pour lii nga xam ni tey mooy diine islam bi ñuy sagoo mu àgg fi mu àgg. loo tax yàlla yabaloon yonent bi, loo tax yonent bi amoon taxawaay bu mu taxaw ci weeru koor. waaw te yonent bi moo gën ku ma mënta yaakaar. waaw te yonent bi dafa daan taxaw ci naaj di woote ci wàllu yàlla. léegi nag ñun dañu bëgg nun woote ci wàllu yàlla waaye nun dañuy dem nun nu tëdd ci ker gi. alors que ñëpp a ngi def seen daxwa, même ñi dul bokkul ci tarixa tijaan yi gis nga dañuy wër dëkk ak dëkk di def seen daxwa. ñeneen ñi nga xam ni nekkuñu ci tarixa ñi ngi wër ñoom it di def seen campagne bopp. Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif gis ni comme jeunesse bi xamuñu dëgg-dëgg tarixa bi lan la, ndax ñi ci ëpp xëy na dañu toog rek di xaar jeunesse bi fekk si leen. Cheikh ni nañu jël malaanam dem exposer ko jeunesse bi teg ci seen bët. waaye mu ni buñ koy exposer nañ ko exposer ak ay preuve palpable. waaw waaye nañ ko exposer ak yaqiin, waaye nañu fexe ba li tariqa bi di wax jeunesse bi dem ba yëg loolu ci seen rox. loolu moo waral tournée nationale. waaw loolu moo waral tournée nationale mooy indi tournée internationale. mooy fépp foo xam ni tariqa Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani Chérif laaj nañu exposer ko fa ba jeunesse bi yëg li Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani waxoon ni dëgg bu wér péng la. li Cheikh El Hadji Oumar waxoon ci tariqa bi dëgg bu wér péng la. li Seydi El Hadji Malick waxoon dëgg bu wér péng la. li Serigne Babacar Sy wax dëgg bu wér péng la. li Baye Niass doon dox au niveau international national dëgg bu wér péng la. crise des valeurs toll na foo xam ni ñu bari xamatuñu loolu. léegi laaj na ñu dem exposer leen ko ñu vivre lumière bi dund ko ba ñoom mën a wàcc xàqul yaqin
ni ma Seydi Mouhamed El Cheikh ma ni la bayka ñu ni li Cheikh waxoon dëgg la li Maodo waxoon dëgg la li Cheikh Oumar waxoon dëgg la li Serigne Babacar waxoon dëgg la li Baye waxoon dëgg la loolu nag mënuñu ko def su fekkee dañu jël suñu njaganaay rek tëdd suñu nekk taal suñu climatiseur rek di xaar nit ñëw tàllal loxoom ñu ne allahuma ñaanal ko dañuy dem bokk ak jeunesse bi malaan lal malaan wasifa bokk ak jeunesse bi nekk sur le terrain jeunesse bi gis ni kat ñun kat tariqa bi jaral nañu nu nekk sur le terrain mu soog a leen di jaral nag ñoom ñu ñëw bokk ak ñun malaan bi waaye bu nu tëddee rek suñu nekk taal suñu climatiseur ni duñu génn jeunesse bi dafa naan même ñi bu ndee revendiquer cher xëy na am na loo xam ni jaralu leen ko li munu jaral nag moo tax ñuy wàcc sur le terrain di ko dox ni ànd ak moom loolu tey moo indi tournée nationale ñu débuté ko bu yàgg ba léegi te noonu la ñuy continuer di ko débuté ba fu jeunesse bi nekk dinañ leen fa fekk si lal malaanu Mawlaa Cheikh Ahmad Tidiane ñu xam message bi Cheikh doon véhiculer message boobu lan la te nun loolu mooy suñu mission personnelle. mu nekk benn yónneen ci moom bu ko Mawlaaya Cheikh Tidiane Chérif digal sas boobu nag dox ko mooy jël mag ñi ak ndaw ñi yóbbu leen ci yàlla ci yenent bi ak ci Mawlaay Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif. Comme ça veut dire que tournée yi aussi dina dem ba ci niveau international aussi. tournée yi faw mu dem niveau international ndax mission universelle la ñu yore bu ñu nee mission universelle limité wuñu ma ci Sénégal dañ ma limité ci fépp foo xam ni doomu aadama ma nga fa teg tànkam wala doomu aadama ma nga fay noyyi ñu war dem fekk si ko présenter ko mission bi. présentation bi nag du ñëw di la wan karaama ni ko ñu bari yaakaare am na ñoo xam ni da ngay yaakaar man karaama lañ ma topp man toppee wuñ ma karaama man kenn toppee wu ma karaama man lan nan ma toppee xàqul yaqin lañ ma toppee. julli wazifa ak waxtaan ngëneelu tarixa bi nekk nañu programme mission bi ba bu sañoon ci moom warul mën a yem Sénégal rek. waaw li nga xam ne nag moom dafa bokk ci samay condition mooy su fekkente ni nit su bëggee preuve nga wan ko preuve waaw tarixa bi loolu la ànd mais man kenn toppewu ma karaama mbooloo mi ngay gis yëpp toppewuñ ma karaama liñ ma toppee mooy xàqul yaqin maanaam tarixa bi tey jii toll na foo xam ne ñoom dañu koy dund ci seen rox salaatul fatiha raxas seen xol jawharatul kamal des ci seen rox ba tey jii nga gis jeunesse bi ñu mën a bàyyi seeni nelaw di yeewu 4 heures du matin di lazim di dem ci jàkk yi di toog ci malaanu wasifa yi mooy li ñuy vivre dañu ko yëg dañu xam ni mission dëgg la moo tax ñu ñëw mais du rek karaama la ñu leen wan tax jeunesse bi topp ñu jeunesse bi lu ñu toppee mooy dañu gis ni dama bokk ak ñoom malaan ñu ferankulaay ma ferankulaay ñu xadara ma xadara ñu yor seen kurus ma yor sama kurus ñu zikr ma zikr ñu nekk sur le terrain di waxal Cheikh ma nekk sur le terrain di waxal Cheikh moo tax ñu ñëw topp ma waaw te keneen ku def noonu it ñu topp la waaw waaye su ma demoon toog sama toogaay rek di leen lancer benn message mën na am ni sax dañuy wax ni comme man mission bi jaralu ma lenn li ñoom itam mission bi kon ñoom du leen jaral lenn li waaye fu ma nekk man ak ñoom ñoo fay àndandoo nekk ndax ñoom lu ñu nekk maa nga ca te li ñu nekk mooy lal malaanu Mawlaa Cheikh Ahmad Tidiane. Seydi Mouhamed El Cheikh fàttali nañu que ne ndaw ñi gëm tarixa bi moo ko soxal ba boo seetloo ñoom ñoo ëpp ci ñiy faral di ànd ak moom. wane ni tariqa tijaniya dëgg la tariqa mag la waaye tariqa jeunesse bi la yàlla soxlawul mag kese yàlla xam nga kan la soxla jeune bi nga xam ni bi mu débuté àdduna daf koy soxla tey boo demee ci àdduna jeunesse bi la soxla Iblis jeunesse bi la soxla ñiy caaxaan jeunesse bi la ñu soxla jeunesse boobu la yàlla soxla ñooñu ni ñu soxloo jeunesse bi noonu la yàlla soxloo jeunesse bi moo tax soo leen bàyyee ñoom ñëpp nag jël sa bopp jox ko yàlla boo magee mu teel la bopp waaw soo demee ci ñoom nag bàyyi yàlla boo magee tamit xëy na yàlla mën na la jéggal waaye dana am bët bu mu lay xoole waaw li mën a doxal daal zaman mooy jeunesse li mën a doxal tariqa bi mooy jeunesse bi li mën a doxal diine ji mooy jeunesse bi kon jeunesse bi faw ñu delluwaat inculquer leen ay valeurs yoo xam ni dana permettre tey Mawlaay Cheikh Ahmad Tidiane Chérif bu sëppoo ci jawwu Sénégal xool gis jeunesse yëpp sëgg ci malaan lépp luy ngëneelil yàlla mu wàcc ko suñu kaw ñun loolu la ñuy ñaan te loolu moo indi tournée nationale. moom Seydi Mouhamed El Cheikh xam na ne bu dul woon Cheikh na Ahmed Tidiane Chérif ay atam néew na pour jiital taalibe yi ngir ñu mën a yegg ci yàlla. xam nga âge moom boo xoolee shahada mooy wax 35 ans comme maa ngi juddu le 10 avril 1983 mais âge dëgg-dëgg ci xaqiqa la nekk. li ñu defar aussi ñun mën naa ni sax ñun defaruñu leen Mawlaay Cheikh Ahmad Tidiane moo leen defar. ndax message bi laa passé ci ñoom ñu defaru waaw
fan la ñu jëm fi ma jëm mooy fi ma Mawlana Cheikh Ahmad Tijani Chérif joxeñ ni ma naa fa dem man foofu laa jëm man jëw ma fenn foo xam ni damay natable ni fii laa war a jëm wala fële xam nga fa ma jëm mooy fi ma Mawlana Cheikh Ahmad Tijani Chérif joxeñ ni ma naa fa dem fa ma joxeñ nag foofu laa jëm boo bëggee xam fa ma jëm daal mooy fi ma Mawlana Cheikh Ahmad Tijani Chérif joxeñ ni ma naa fa dem man xooluma lu dul joxeñu baaraamu Mawlana Cheikh Ahmad Tijani fu mu joxeñ rek foofu laa jëm li dëggal loolu mooy leer gi ñooñu le di yëg ba ñu jëlee yàlla dugal ko seen biir xol yi. allahu di yàlla nuurullahi delluwaat di leeru yàlla laa ilaha illa allahu dara nekk fi lu dul yàlla kooku alxalqu kulluhum mazahirullah boo delloo ci côté maarifa waaw da ngay dem ba yow sa bët mënatul tegu lu dul ci lumière u yàlla waaw kon man ba ma ñëwee li ma fi fekk mooy kàddu yàlla bu jëm kaw kàddu yàlla buy jub waaw la benn mbokk wax laa dëggal mu ni lii bu dul dëgg kon dara dootul dëgg waaw mu ni lii bu dul dëgg benn mbokk ko wax mu ni kon dara du dëgg waaw ndax ba ñu ñëwee ba fii lan lañ fi dégg allahu nuurullahi laa ilaha illa allah waaw kon bul wax zikkar bi ma def ci ñoom da nga naan man la zikkar bi def ci man la zikkar bi def ci man mooy damay yëgaat yàlla waaw te bu ma yëgee yàlla daf may pousser directement ci sama cofeel ci yonent bi gën a yokk pousser ma directement ci ni Mawlana Cheikh Ahmad Tijani mi détenir xatmiya bi dëgg mooy waaj. ay résultats yu positif yu muy beesalaat fu mu tollu te di ko garanti ngir bëgg ñépp mën ci teg seeni bët. te di leen wax daal xaqiiqa bi yëpp daal mooy man sama wax tey mooy sama wax suba ndax moo doon sama wax démb li ci kanam raw li bët ku bëgg dégg sama message 2019 mooy lan patience ndax 2022 soreetul. ba tey fii ci tournée nationale Seydi Mouhamed El Cheikh ci Rufisque fekkaat nañu fi waa Médina Cheikh santé ñoom nag seen wàll ci mission bi mooy faj ak tàggat yaram doomu aadama yi. loolu moo waral seen ànd ak seen sang ci bépp bërëb bu muy dem ngir ñu mën a xoolaale wérgu yaramu taalibe yi ak waa gox yi ñuy fekk ji. ñëwaat ngeen Rufisque ànd ak Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh si tournée nationale bi lan moo ko waral. asalaamaaleykum ñi ngi nuyu mbokku Médina Cheikh TV yi di ñu seetaan yëpp comme ni ngeen ko waxee nag dañu am yéene rek ñun waa Médina Cheikh santé te Cheikh Mao jiite ko fépp fu sang bi di dem rek incha allah ñu ànd fa ak moom organiser ay journée de consultation gratuite ngir jàppale ko si mission bi nga xam ne moom la ko suñu borom dénk donc looloo waral tey ñu teewaat fii ci Rufisque fas yéene koo gunge incha allah comme ni ñu ko waxee fu mu dem rek ñu ànd fa ak moom jéem a def consultation jàppale population bi. waaw docteur Momar gis nañu tamit bi ñu demee Liberté 6 boobu dafa mel na benn tente bu ndaw ngeen defoon mais tey jii dañu gis ni fii tente bu mag moom moo fi nekk te dafa mel na am na patient yu bari aussi yu toog si biti di xaar kon dafa mel na affaire bi mi ngi gën a nit ñi intéressé na leen. dëgg la comme ni nga ko waxee nag macha allah dafa mel ni bii la affluence bi gën a bari bii la patient yi gën a bari tente bi gën a yaatu macha allah te dañuy ñaan nag yeneen yi di ñëw gën a bari te am nañ yaakaar ne ci la ñu jëm incha allah. jeexal moom mooy que ni yan genre diagnostic ngeen fi faral di def comme ñi ñëw di saytu seen yaram yan feebar wala yan métit moom moo ëpp si ñoom yi ni ñëw di waxtaan ak yéen fii. waaw jërëjëf. bu ñu xoolee déjà ci mag ñi bari na ci ñoo xam ne ñi ngi jàmbat problème mu tension ñenn ñi di jàmbat yi ñuy wax arthrose maanaam ay yax yu metti bu dee cadre xale yi aussi constaté nañ ci li ñuy wax les parasitoses intestinales maanaam ay saan wala ñàkk deret am na tamit ay quelques cas de asthme li ñuy wax asthme quelques cas d'asthme yu ñu détecté ak nag ay yenn feebaru dënn yooyu daal mooy yi nga xam ne moo gën a fésagum ci li ñu gisagum tey jii. effectivement dégg nañu bu baax cas yi nga signalé yëpp mais dañu bëggoon xam est-ce que ñi nga xam ne consulté ngeen leen
est-ce que da nga leen di suivre après wala fii lay yem wala da nga leen di may garab wala nan lay demee la suite. waaw ñi nga xam ne jot nañu leen gisagum dans un premier temps dañ leen di may garab expliquer leen seen feebar jox nañ leen nag ñi ci ëpp suñuy numéro téléphone bu ko defee ñu mën a def suivi bi après fii du ñëpp nag la ñuy dégg mais ñenn ñi ngi am feedback di ñu wax fi nga xam ne foofu la seen feebar toll daal ku ñu fi xool garab bu fi disponible dinañ la ko may gratuitement li ci des nag incha allah ñuy déggante fu ñu toll rek li ci war ñu di ko def. nen ñuy ay docteur yu xarañ yoo xam ne képp ku fa feebar boo fa ñëwee dinañu la déglu xool la faj la ba pare may la garab yi nga soxla. ginnaaw ñooñu nag gis nañu alam mu nekk ba tey ci yeneen ci liggéey yu am solo yu taalibe Seydi Mouhamed El Cheikh yi di def. wa rahmatullahi taala wa barakaatu sunu mbokk yi ni topp Medina Cheikh TV ci tournée nationale Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh fii ci Rufisque comme ni ñu àndoon ak yéen Liberté 6 ànd ak yéen ci tournée bi nga xam ne moom la Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh di def tey jii ñu ngi Rufisque tey bi ñu ñëwee Rufisque aussi gis nañu tamit toujours mission Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh toujours day am innovation tey jii ñëw nañu fekk standing boo xam ne fii waa alam ñoo ko def ñu bëgg leen laaj parce que gis nañu alam ñu def alam Medina Cheikh construction Medina Cheikh étalage def Medina Cheikh couture def audiovisuel Medina Cheikh soutien gis ay structures yu bare yoo xam ni tey ñu ngi ko soog a gis fii ñu exposé ko fii dañu bëggoon xam loolu est-ce que ci cadre mission Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh la wala naka la demee. asalaamaaleykum Cheikh Makhtar Thioub maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu mbokku auditeur mbokku téléspectateur yëpp di rafetlu li ngeen wàcc si ci stand bu alam voilà maa ngi tudd Papa Ibrahima Dione di président ci structure boobu nga wax muy alam voilà alam nag comme ni nga ko gisee ak ni nga ko waxee ndeysaan ni nga ko gisee noonu la ko ñeneen gisee mu di structure la boo xamante ne nii à chaque instant rek dafay indi ay innovation à chaque instant dafay indi ay structure yu bees yoo xamante ne nii dañ leen taxawal pour ñu jàpp ci mission Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh kon alam objectif am bokk na ci c'est-à-dire contribuer ci mission Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh sur tous les plans ci bépp wàll rek boo xamante ni mën nañ ko considérer alam bokk na ci objectif yi nga xamante ne am na ko mu di contribuer ci mission bi voilà léegi nag ci biir loolu jamono ju nekk ak li nga xam ne moom la ñuy doxal parce que dans un premier temps dañu ñëw avec un projet d'ampleur mu di Medina Cheikh construction Medina Cheikh construction nekk structure boo xamante ne ni ndeysaan taxawaay bi nga xam ne taxawee na ko ci biir xadara bi à ses débuts nekk structure boo xamante ni ndeysaan dafa am ampleur ba Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh nii ndeysaan ginnaaw projet Zawiya bi mooy projet bi nga xamante ni nii mooy projet bi gën a prometteur voilà ci ginnaaw loolu itamit am na ñeneen structure yu ci mel ni Medina Cheikh agriculture élevage yu ci mel ni Medina Cheikh soutien et bien d'autres structures yoo xamante ni nii ndeysaan xëy na bu ci nekk rek ak wàll bi nga xamante ni nii ndeysaan moom lay doxal daal voilà ci tënk daal loolu mooy alam voilà. waaw merci Cheikh Ibrahima Nione kon moo déggee gis naa comme ni ñu ko waxee bare na ay structures yoo xam ñoo nekk ci alam mais li ñu bëggoon xam moom mooy structures yi yëpp est-ce que am na boo xam ne commencé na ci liggéey ak yan résultat la commencé amagum. waaw boo xoolee structures yi am na ci yoo xamante ne ni commencé nañu seen wàllu liggéey voilà par exemple bu ma ci mën a citer rek bokk na ci comme ni ma ko waxee sànq Medina Cheikh agriculture et élevage waaw boo xoolee Medina Cheikh agriculture et élevage projet la boo xamante ne ni c'est-à-dire projet bu xaw a audacieux la. voilà bu xaw a audacieux la ndax projet la boo xamante ni ndeysaan bi ñu ko démarré ak léegi mën nañu wax ne ci wàllu recette kenn xamul nu mu toll li nga xam ne comme dugg na ci wàllu structure boobu noonu. voilà commencé na ay activités am vu que ni dans un premier temps dañu commencé par exploitation filière gombo waaw ñu def ko au niveau de Ross Béthio
voilà mu nekk une filière boo xamante ni nii ginnaaw bi nga xamante ne ingénieurs yi nga xamante ni nii ñoo nekk au sein de ALAM def nañu études yi ñu war a def yëpp gis nañ ne pour le moment c'est un projet boo xamante ni nii c'est un projet prometteur voilà ñu lancé wu ci dans un premier temps loolu la ñu def am na ñu ko jot a remarqué ci biir xadara bi am na d'autres projets yoo xamante ni def nañu annonce bi voilà yoo xamante ni nii aussi ci kanam incha allah dinañu ko lancer mais dans un premier temps par exemple Médina Cheikh agriculture élevage commencé na ci exploitation gombo beneen bi itamit moo di structure Médina Cheikh construction voilà Médina Cheikh construction beneen bi itamit moo di Médina Cheikh construction voilà Médina Cheikh construction bon lu may sawar a wax la parce que structure la boo xamante ne ni à ses débuts ba léegi dafa ndeysaan def lu bëri loo xamante ne ni ci wàllu réalisation ñëpp gis nañu ko parce que ñëpp xam nañ ne fépp foo xamante ne ni ay nit ñi ngi fay daje fu concentration humaine am dinañ wax ci wàllu dëkkuwaay voilà dëkkuwaay nekk nag loo xam ne dafa am solo lu essentiel ci biir loolu Médina Cheikh construction ne dans un premier temps nañu fexe ba def un appel aux investisseurs ñu fexe ba ñoom ñu oser leen le marché de l'investissement voilà côté domaine construction bi niveau Médina Cheikh voilà ñoom aussi ñu répondre à l'appel am ñu bëri ñoo xamante ne nii c'est des investisseurs yoo xamante ne nii dugal nañu seen xaalis ci biir Médina Cheikh construction pour sukkali gox boobu nga xamante ne nii mooy Médina Cheikh voilà léegi nag ci biir loolu boo xoolee ci wàllu réalisation mën nañu wax ni am na ay achat terrain yoo xamante ne ni def nañ ko au niveau de Médina Cheikh voilà yoo xamante ne ni waa xadara bi ñoo ko moom waa xadara Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh ñoo ko moom au niveau de Médina Cheikh construction mu nekk ay investissement yoo xamante ne ni bis bu ñu ko soxlaa rek à l'avenir le moment opportun dinañ mën tabax ko ba nga xamante ne ni dina nekk ay concession dina nekk aussi ay bërëb yoo xamante ni dina mën a dalal gan yi fépp fu ñu jóge parce que am na ñoo xamante ne ni fu nekk la ñu jóge ci àdduna bi voilà léegi loolu ay investissement la bokk na itamit ci réalisation yi nga xamante ne ni Médina Cheikh construction def na ko dans un premier temps lu ñu mën a wax rek sax déjà def naa buñ fa taxawoon rek doy na mooy déjà regrouper waa xadara bi waaw parce que ndeysaan c'est essentiel fexe ba ñëpp ku ci nekk relation de confiance am entre disciple et condisciple ba nga xamante ni 10 investisseurs mën nañu retrouver wu ci benn investissement voilà loolu itamit lu am solo la mais aussi création d'emploi bi nga xamante ni ni Médina Cheikh construction def na ko au niveau de la xadara de Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh nekk na loo xamante ne ni lu innovateur la parce que bu njëkk daawuñu gis peut-être comme wàll boobu noonu ñoo xam ne dañuy liggéey avec des salaires voilà daawuñu ko gis voilà ñun à notre niveau ñu fexe ba taxawal loolu ba def ko mu nekk vraiment lu important voilà ci tënk daal bokk na ci réalisation yi loolu nga xamante ni Médina Cheikh construction def na ko voilà y a d'autres structures nag yoo xamante ni xëy na ci tënk rek mën nañu développer ci ñaar yooyu en attendant. waaw jërëjëf mbokk yi ni topp ba tey ci Médina Cheikh TV ñu ngi fii ci tournée nationale Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh fii ci Rufisque doon dalal alam fekk leen fii ñuy exposé donc li ñu doon wax Cheikh Ibrahima Ndione en tant que responsable ci alam dañu bëggoon xam est-ce que alam c'est exclusivement réservé ci taalibe Seydi Mouhamed El Cheikh yi wala képp ku bëgg tamit ànd ak alam liggéey tamit mën nga ñëw wala loolu naka ngeen ko organiser. waaw macha allah Cheikh Makhtar laaj bi am na solo waaw boo xoolee alam am na ci ay projet parce que alam boo xoolee promoteur de projet la waaw c'est-à-dire dafay indi ay projet yoo xamante ni daf koy développer voilà projet yooyu nag bu ko développer dafay concerner parfois condisciples yi nga xam ne ñoo nekk ci xadara bi mais aussi d'autres fois mën na concerner d'autres gens yoo xamante ne ni bokkuñu sax ci xadara bi voilà xooluñu seen appartenance sociale culturelle religieuse voilà seulement liggéey moo ñu boole rek voilà léegi nag ci biir loolu par exemple boo xoolee am na ci yenn structure yoo xamante ne par exemple lu ci mel ni njënd ak njaay xam nga mënoo ko limiter exclusivement ci benn communauté mënoo ko limiter exclusivement ci benn
yenn comme ci xadara bi daal voilà te jamono ji sax dañu nekk ci jamono joo xamante ni jamono ouverture la voilà léegi de ce fait il faut ñu oser parfois le marché extérieur voilà léegi de ce fait loolu bokk na ci li nga xamante ni alam daf koy def c'est-à-dire bañ rek yam tënku ci xadara bi voilà parce que parfois itamit ñun ñëpp ay missionnaires lañ bien sûr ni nga xamante ni Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh noonu lay doxalee mission Mawlaaya Cheikh Ahmadou Tidiane ñun itamit noonu la ñuy contribuer ci mission bii nga xamante ni mooy mission Axiru Zaman léegi de ce fait ñun à notre niveau gis nañu ne nit war na mën a am passion ci agriculture ba sekk liggéey ak waa xadara Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh mu kontaan ci ndax xarañte bi nga xamante ni xëy na gis na ko fa wala fekk na ko fa ba tax loolu nekk moteur bu koy intégré loo xadara bi voilà parce que ñun waxoon naa ko ñi nga xamante ni ñoo nekk suñu xadara bi déjà c'est un public déjà acquis voilà mais am na ñoo xamante ni ñooñu la ñu bëgg toucher voilà ñooñu la ñu bëgg a toucher wan leen réalité yi nekk fii wan leen ni ñun en fait ay liggéeykat lañu wan leen ni ñun ay dañuy doxal yenn promotion yi ci yenn wàll yi wan leen ni ñun daal taxaw nañ ci bépp wàll waaw ci tënk daal alam ay projet am yamul ci xadara bi voilà. waaw merci Cheikh Ibrahima kon su ma tënkee rek kon xadara Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh bu ñu xoolee kon sookul la boo xam ni moom ngeen di déparé. socle de base boo xam ne ngeen déparé mais alam c'est ouvert à tout le monde léegi nag li ma la bëggoon laaj xam naa pour ñu tëj ko mooy ku leen bëgg contacter pour bëgg liggéey yëg leen naka lay def. voilà léegi ku ñu bëgg a contacter mën na liggéey bu nekkee ak projet bu mu ci mënta nekk c'est-à-dire mën na contacter Cheikh Souleymane Sidibé voilà xam naa numéro bi di ngeen ko gis mu défilé ci écran bi voilà mën ngeen contacter Cheikh Souleymane Sidibé daanaka moom bu ngeen ko contacter rek bon dina leen wax ci wàllu ban orientation en rapport avec yéen lan ngeen bëgg comme ci wàllu liggéey ak alam voilà mais aussi xam naa ne incha allah bu nekkee ci wàllu liggéey ci cadre liggéey aussi dina leen wan suñu site internet ak ci réseaux sociaux yi suñu présence ci wàllu boobu noonu waaw asalaamaaleykum. tournée nationale bi nag ànd na ak organisation bu jaar yoon ndax xalif bi nga xam ne moo nekk ci Rufisque moom ak taalibe yi jël nañu bépp matuwaay ngir seen sang ak ñi muy àndal bu ñu ñëwee mën a dal ci jàmm. mbokk yi ni topp si Medina Cheikh TV ñu ngi tey ji Rufisque si tournée nationale Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh fii si Rufisque muy seet si nag benn xalifaam boo xam ni yàgg na ak moom parce que bu ñu fàttalikoo bi muy ñëw fii ak di seet si xalifa Moustapha Kane boobu yaakaar naa ni quelques personnes la àndaloon tey jii nag gis nañu tey des milliers et des milliers de personnes tey jii ñu organisé wu nga xam ñëw seet si la yaa Seydi Moustapha Kane loolu lan la def. waaw auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim waa Medina Cheikh TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax di leen remercier vraiment si seen taxawaay si journée exceptionnelle bi xam nga li nga ko waxee rek li jàngat bi ñu si am daal moo di ne ki nga xamante ni moo ñëw seet si ñu moom la yàlla dogal mu doon une personne boo xamante ni dimension exceptionnelle la am ndax tey comme ni nga ko waxee il y a de cela 5 ans. ñëw la fi njëkk a teg tànkam def njëkk fi ñëw seet si ñu def benn conférence mais boobu ak léegi daanaka mën nañu wax ne yàggul si ay at yu néew la mais boo xoolee ñi nga xamante ni présent nañ fii jóge si maanaam diwaan yëpp jóge aussi bien au niveau de l'intérieur du pays que de la sous-région wax même à l'international moo lay wane ne rek jëmm ji nga xamante mooy Seydi Mouhamed El Cheikh jëmm la boo xamante ni wax dëgg yàlla mission bi nga xamante ni moom lay doxal di mission Mawlaaya Cheikh Tidiane lu véridique la loo xamante ni kenn amul loo si naatable la parce que chaque fois mu jàngal la xaqiqa bu baax à chaque fois mu lay wax xamal loo xamante ni xamoo ko woon mu doon un discours boo xamante ni un discours porteur un discours novateur boo xamante ni chaque jour di nga si jëriñoo la di nga si jëlee njëriñ boo xamante ni mosoo ko woon dégg fenn. loolu rek mooy wane ne kon wax dëgg yàlla moom mission bi mu nga xamante moom lay taxawal mission la boo xamante ni mission universelle la te loolu moo waral engouement bi heure bu muy déplacé wu rek li ngay gis ren le double ngay gis si ëllëg si l'année suivante te loolu yëpp
day doon loo xamante ni mobilisation boo xamante ni kenn woowul kenn nit ku nekk yaay jóg de manière volontaire ñëwal sa bopp ñëw présider cérémonie bi sans pour autant ñu financer la wala sans pour autant ñu jox la ay moyens yoo xamante ni yow moom ngay déplacé wu. Chacun day ñëw pour son propre compte par ses propres moyens sans pour autant moom benn propagande bu si am pour dëggal rek li nga xamante ni moo di ne mission universelle bi nga xam ne moom lay Seydi Mouhamed El Cheikh di dawal boobu ba léegi mu doon loo xamante ni wax dëgg yàlla ñun ñëpp ñu ngi koy dund au jour le jour mu doon loo xamante ni tamit dañuy ñaan yàlla rek ànd ak moom gunge ko si mission bi ba 2575 kon li mu koy wax. léegi nag ñu ngi jëm ci gis nañu bi ñu ñëwee gis nañu organisation bu mucc ayib boo xam ni am na fi ñu ngi taxaw ak président d'organisation bi muy Cheikh Katim Sall ànd ak Cheikh Modou Gueye Fall président Cheikh Katim Sall li ñu la bëggoon laaj moom mooy depuis combien de jours yéen a ngi préparé Rufisque bi. aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw loolu ñu xam ñu ngi sant yàlla bu baax baax di julli sant bi sallallahu alayhi wa sallam di dellu di yeesal suñu taalibe ak suñu tarbiya si keppaaru Seydi Maam Cheikhul Xatabul Kabir xanaa loolu depuis ñu ngi leen nuyu di leen jaar yéen ñi nga xam te yéen a yor média bi mooy Médina Cheikh TV ñu ngi leen nuyu di leen jaar si dalal bi ngeen ñu dalal kontaan nañ si ginnaaw loolu di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax bi nga xam ne déplacé nañ depuis 3 jours maak comité d'organisation bi ñu jiitu si maak Modou Gueye ak Alpha ak Mbaye Diaw ak Khady Diaw ñu ñëw fi fekk fi président xalifa bi muy Sëñ Moustapha Kane mu dalal ñu ak soxnaam ak waa kër gi yëpp ak président daayira Rufisque bi muy Cheikh Moustapha Mahmed Kane ñu ngi koy nuyu ak waa xadra bi yëpp bàyyi wuñ góor bàyyi wuñ jigéen macha allah bu ñu fi ñëw lépp la ñu yombalal soo gisee mbir bu xaw a yomb si ñun lu ko war a mooy dañoo ñëw ñu yaatu ñu daal ñu yombal ñu lépp macha allah wax dëgg lépp lu ñu bëgg rek mu jublu si mission bi rek ñoom dañ si dem ba jeex tàkk loolu tax loolu mooy yombal suñu liggéey macha allah ba xam ne amuñ benn jafe-jafe nañ ñu sant yàlla bu baax baax di nuyu équipe bi mu àndal góor jigéen maa nga ndaw ñi nga xam ne ñëw nañ bokk sax si comité d'organisation mais ñëpp a sumee ko rek jàpp si liggéey bi ñoo ñëpp ñu ngi leen dellu njukkal di leen ñaan rek yal na leen sang bi fayal boppam macha allah. waaw jërëjëf Cheikh Katim Sall gis nañu tamit organisation bi nga xam ne moom lañ fi fekk gis nañu nit ñi bare nañu lool waaye lépp dafa mel na teg nañ ko ci yoon loolu naka ngeen mën a réussir loolu si nit ñu bare nii yëpp te amul benn problème ngeen organiser loolu yëpp depuis 3 jours. xanaa di sant yàlla xanaa ki nga xam ne tey moo waral loolu yëpp ki ko def si ñun mooy ki nga xam ne mooy Seydi Maam Cheikhul Xatabul Kabir muy ki nga xam ne mooy ki mot li mu doon ndax parce que benn li nga xam ne tey mooy aar doomu aadama ba nga mën a def sa liggéey mooy tey mooy sécurité bi macha allah sécurité bi mu ngi fi taxaw surveiller ñu si côté yëpp. deuxième point li ëpp solo si doomu aadama mooy nit pour nga mën a def sa liggéey il faut nga am santé te macha allah santé mu ngi suñu wet taxawuñu. bon li nga xam ne daal lépp moo ñu waroon bu yombale liggéey bi macha allah lépp ñëw na macha allah santé baa ngi fi sécurité baa ngi fi membre ñëpp comité ñëpp a ngi fi macha allah Seydi Maam Cheikh macha allah seetaan si la jàppale ñu macha allah ba lépp yombal suñu liggéey macha allah loolu daal macha allah amuñu si benn jafe-jafe. jërëjëf Cheikh Katim Sall kon balaa ñu tëj dañuy jox kàddu gi Cheikh Modou Gueye Fall parce que gis nañu affiche yi nii gis yëpp si internet bi partout numéro am la ñuy def foofu pour nit ñi di ko woo. pour mën leen orienter ci tournée nationale yi ak fexe ba jéem a ñëw ci place bi loolu moom naka lay organiser loolu moom tamit. waaw Seydi Makhtar ci bu ñoo ngi lay jaajëfal comme ni ko sunu président d'organisation bi waxee Cheikh Katim Sall yooyu day xam naa ni dafay bokk rek ci lu jëm ci wàllu xam nga nit ñi souvent boo leen yëgalee programme léeg-léeg dafay baax ñoom ñu xam programme bi fan la. waaye itam léeg-léeg dafay baax renseignement bu ñu bëgg a am yow nga jox leen ko donc ci cadre boobu rek la dugg moo tax ñuy faral di def ay affiche publicitaire pour que nit ñi di ko yëg pour que itam nit ñi di xam programme bi lan moo ko sabab ak yooyu. su ko defee nag fa tabarakallahu xam naa li ñuy dolli ci kaddu rek ci li Katim Sall yëkkati mooy ne bu fekkente ni dem nañu ba mën a organiser lu ni mel c'est parce que dafa di comité boo xamante ni dañu organiser wu. waaye itam dañuy collaborer ak daayiratul iman bi nga xam ni moom la ñu fekk ci sur place donc loolu moo ñu may opportunité wax dëgg yàlla ñu mën a liggéey bu mucc ayib waaye itam defe naa ni gan yi nga xam ni jot nañu ñëw donte xaw nañu takku nag ñoom ñëpp daal liir nañu ci ñoom ne am nañu satisfaction te itam defe naa ne loolu mooy solo bés bi loolu nag comme ni mu ko waxee ñu ngi ciy jaajëfal également daayira bi ñu fekk ci ak seen xalifa ak soxna xalifa bi soxna jaara moom itam vraiment ku ñu taxawul la ci fànn yëpp. macha allah yéen daal xam naa ni daal affiche yaak ya ci jëm yooyu yëpp daal defe naa ni ci côté organisation lañ koy dugal te itam à chaque fois
li ñuy def rek mooy jéem a fexe ba ñi nga xam ne ñoom la ñuy dalal ñu am satisfaction defe naa mooy li la Katim doon expliquer léegi xanaa ñuy ñaan yàlla rek ci barki sunu kilifa mu ñuy gën a dëgëral di ñu gën a taxaw ci zahir ak ci baatin ba li ñu man ren daal defe naa bu ëllëgee ñu man lu ko ëpp su ko defee loolu daal la ñu amoon lu ñuy sànni ci ay kaddu gannaaw bañ leen jaajëfalee nag vraiment si seen ci opportunité bi ngeen ñu may ñu mën expliquer nit ñi rôle comité d'organisation bi nga xam ne mi ngi déplacé wu di fekki daayira yi loolu itam lu am solo la xam naa boo ma ko mayee benn 1 minute rek ñu sànni ko ci comme kaddu comité bi moom comité la boo xamante ni comité d'appui la c'est-à-dire dafay boo xoolee li ko sababoon sax mooy dañu gis ne Seyd Mohamed El Cheikh bu ma saan def ay déplacement léeg-léeg daan na ñuy remarquer ni sur place xëy na moom na muy bëggee organisation am peut-être daan na am ay manquement parce que booy teeru gan nag xam gan gi lu mu bëgg defe naa ni baax na xëy na nag neexul xam moom li mu bëgg carrément waaye danañu fexe de telle sorte que daal nit ña fay ñëw danañu nekk dans de très bonnes conditions waaye itam danañu fexe ba moom it xëy na bu ñëwee daal di doxal programme am ca na mu gën a baaxee. loolu nag dañ ci liggéey di ci ànd ak daayira yi ñoom itam ñu ciy taxaw di ñu dalal vraiment di ñu ubbil bunt yi defe naa loolu rek daal laa doon sànni ci kàddu yi. di leen jaajëfal. xew-xew bi nag amoon na solo ndax lii di wazifa jàngale Seydi Mouhamed El Cheikh defoon na ko fa ngir ñi fa teewoon ñépp mën ci jariñu. ni ko boolu leer bay tourné ci suufu aras ñii dañu wax ni ña nga ca bind laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullahi ma ni ko nitu yàlla ya ca teg bët centième noowu yàlla la ñu gis ñu bind ci ak tariqatul haq. waaw kon mbokk yi ngeen doon topp si Medina Cheikh TV mi ngi nii tournée nationale bi nga xam ne moom lay indiloon ak Rufisque avec Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh mi ngi nii jeex na gis nañ si jàngale bi nga xam ne jàngale na ko moom mooy bépp ndaw delluwaat ci malaanu wasifa yi ndax amul dara loo xam ne moo mën a baaxal ndaw yi léegi moom mooy dellu ci diine dellu ci lislaam waaye dellu ci malaanu wasifa te respecté zikr kon mu jox rendez-vous képp koo xam ne taalibim képp koo xam ne yaa ngi koy topp toujours ci tournée nationale le 16 mars 2019 à Thiès kon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Medina Cheikh, Medina Cheikh TV, chaîne de lumière. Medina Cheikh, Medina Cheikh, Medina Cheikh TV, chaîne de lumière.